suñu maire nañ ko bàyyi mu dellu ci liggéeyam parce que ñun dañ koo soxla Ahmed Aïdara daf ñoo amal njariñ ñun population Guédiawaye kenn mënatuñoo nax ñun dañ koo fal parce que dañoo xam njariñ bi ñu amal Ahmed Aïdara avant muy falu maire mu ngi doon def li nga xam ne loolu la maire war a def du caagi ne que nag génn na fi rakku président de la république yaa may dégg ñi ko doon sot fii am na ay directeur LONASE directeur RTS ministre de la jeunesse ñooñu ñëpp mu botti leen daan leen ba jël bi xaw a metti ci ñoom ba ñu koy teg yii nañ ko bàyyi doomu Guédiawaye la waa Guédiawaye ñoo ko fal nañ bàyyi doomu Guédiawaye mu ñibbi këram continuer liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Le premier magistrat de la ville de Guédiawaye moom la ñu jàpp bëgg ko jaay doole bëgg ko fitnaal bëgg a wàññi dooleem parce que xam nañ ni dafa nekk point phare ci fi nga xam ne mooy élection yi ñu passé ak élection yi ñu jëm. Donc du ñu nangu nous exigeons la libération de notre maire immédiate loolu la ñuy xeex parce que dootuñu nangu état boo xam ne dafay jaay doole il veut faire peur aux gens maanaam dañoo bëgg a tiital nit ñi te nit ñi dañoo xam seeni droit ñun tooñu ñu defuñu dara un maire boo xam ne dañ ko interdit manifestation à la place de l'obélisque mu nekk ci territoire am bi nga xam ne biir Guédiawaye la donc nga jël ko ne ko dugal sa oto pour lan amul droit dox wala léegi on nous interdit de marcher au pied dañ ñuy tere pour ñu dox ak suñuy tànk donc Ahmed Aïdara deful dara lii ñu def nag ñun jeunesse bi yëpp a ngi nii yéen a ngi gis li fi xew lu mu leen jaral daf ñu koy jaral ñi ngi toog di déglu nag ndax ñun kenn xamewuñu violence kenn xamewuñu yar kenn xamewuñu yaradiku mais on est prêt lépp loo xam ne laaj na ko pour ñu libérer suñu maire dañ koy def la jeunesse est là les femmes est là toute la population de Guédiawaye est là te lii rek lañ gis nag ñi ngi xaar verdict bi di xaar lii jur jàmm ci ñoom moo ñu libérer suñu maire mu liggéey gisoon ngeen li xew ci blocage selon ak conseillers yi gis ngeen li fa xew loolu mooy continuer nii rek. Ahmed Aïdara il est de Guédiawaye natif de Guédiawaye Aliou Sall il est né ailleurs mu ñëw ñu nangu suñu yëf jox ko ki nga xam ne moom borom dëkk bi ki nga xam ne ci ñun la bokk woote Guédiawaye laa bokk ñun ñu bokk biir Pastef Guédiawaye mais ñu bokk ci coalition bu ñuy Yewwi Askan Wi donc doole ji nga xam ne moom la ndaw ñi boole ba jox ko ki nga xam ne moo di suñu maire Aliou Sall suñu maire Ahmed Aïdara loolu dañ koy génnee ci nii wala ci nee parce que buñ ko génnee wut Guédiawaye mooy ñàkk buñ ko génnee wut respecté wuñ kàddu Guédiawaye parce que kàddu Guédiawaye mooy Ahmed Aïdara lañ dénk suñu dëkk pour mu defar ko donc buñ ko téyee ci biir dinañ gis leneen. nañ bay jaamur mu ñibbi en tant que maire le premier magistrat de la ville de Guédiawaye ñu jël ko di ko def nii Guédiawaye ne tekkaaral du dëgg du yoon affaire bi c'est typiquement politique Khalifa Aliou Sall nag dootul toog Guédiawaye dootul am jàmm ñoom Ahmed Aïdara ci biti ñoom ñu am jàmm Ahmed Aïdara ci biir Guédiawaye dara du fi yomb duñ leen may dara lu ñu bax rek ñu ñeer ko ndax tamit aussi un digne fils de Guédiawaye juddoo Guédiawaye yaroo Guédiawaye màggee Guédiawaye bëgg a servir Guédiawaye ñu ne ko du fi amee pour lan mais nañu wax lan la def nangu ñoo wax lan la def heure bi ñu ko jàpp du heure marche heure liggéey la muy dem di liggéey ñu jël ko jàpp ko tey ko ci biir kaso bi boobu ba tey privé ko liberté am privé ko ay liggéeyam privé njabootam fan lañ ko teguñu ko fenn li ñu nekkee. ñun nag ñoo ko bëgg ay doomu Guédiawaye la ñun ñoo ko fal ñoo moom suñuy carte ñoo dem ba élection ñëw ñu fal Ahmed Aïdara ñu fal ko nag ñu bëgg ko jaay doole mairie bi kenn du ko foqati ci loxo Ahmed day liggéey nañ ko bàyyi defu leen dara su fekkoon daa dem Dakar nga ne dafa dem pour marche mais ku jugee palaasam ku jugee këram di liggéey ñu dogaale la ni la doo dox pour lan nit ñi dañoo sonn yalwaan gi nee na xus si dëkk bi sàcc bi nee na xus si dëkk bi parce que nit ñi am ñu luñ lekk am ñu luñ naan Macky Sall daa war a xam Sénégal ay social lañ na lijjanti social yi moo gën si ngoom léegi fukki dërëm lay jar saaku ceeb léegi 15000 non parfumé 20 litres diwlin léegi 30000 lay jar léegi ku amul loo lekk amoo loo naan di nga faju
tabaski baa ngi ñëw nit ñi xar sax amuñu ko en tant que président de la république na génn lijjanti loolu ñu bàyyi doomu Géejawaay ji nga xam dafa yàgg a déranger yëkkati bi mu fi yëkkati Alioune Sall loolu lañ mënul muñ te incha allah rabbi Ahmed Aïdara dina liggéey Géejawaay ba mu ni nem xam nga lu ñu bëgg jàmm nañ ko bàyyi mu dem bu defee kenn bañu mu téye ko Ahmed defu leen waxu leen ñu bëgg ko jaay doole Sénégal nag léegi ku wax ñu ne ràpp tëj pare nañ rek pour libéré ndax lépp lu neex loo gis dafa jaar ci naqar wolof dañuy dolli ma ñeex joo dégg day fekk ceeb ba neex waaye bu ceeb safee kaani may ma ndox rek boo gisee nit ñi dajaloo nii juru leen jëndu leen moomu leen waaye tubaab dañuy impossible de tourner le dos à des bienfaiteurs ce qui incarne les caractéristiques de l'homme ce qui est précieux comme de l'or ñoo moom nag ba fu mu jëm ñu boole ñu ñëpp dëxiñ lu baax la doon def am ci lii na ko jooytoo yàlla fa xaalun li mayru din du deñ mukk yàlla wax je fais ce qui me plaît adduna nag ay jaar-jaar la yonent bi defoon nañ ko mu dugg ca xuntuma da koo muñ Serigne Touba mi ngeen di dégg xasaaytam gii defoon nañ ko waaye da koo muñ loo yàlla kon nag buñ ko tegee moom jaamu kese na ko muñ loo yàlla bu mu ci am kenn benn en bu ci jógee kenn ku ci nekk bu ma nee na taal otom dem ne la baal maaq jàmm na ñooyi ndax àdduna jàmmante waxante lu baax defante lu baax deful lu aay waxul lu aay demul fu aay lii ko ci dikkal na ko nattoo yàlla rek te bu fi génnee na muñ. boo fi toogee même pas 8 mois lamp yaa ngi nii di tàkk mairie bu leen neex dox lamp yaa ngi nii di tàkk te defar Géejawaay la jëm defar Géejawaay moo ko tax a jóg Ahmed social Ahmed ba mu ci télé bi mu ngi ci social mu ngi ci lépp ci boppam nañ bàyyi Ahmed Aïdara mu dem liggéey ji nañ bàyyi doomu Géejawaay mu liggéey ji ñoo ko bëgg ñoo ko tànn ñoo ko tal am Macky Sall ak rakam doyal nañ ci moom sëkk nañu abal doy na sëkk nañu abal doy na sëkk doyal nañ sëkk ci moom def nañu sonn nañu nañu sarax ngir yàlla war a suli nañu sarax ngir yàlla war a suli mais incha allahu rabbi suñuy carte d'identité ñoo ko moom ñoo fi faloon Macky te moom lañ koy teggee fii incha allahu rabbi kenn mënu ci dara Ahmed day génn far force doomu Géejawaay la ñun ñëpp ay doomu Géejawaay la ragaluñu fi ñu jëm di dox ci social ci jàkka jeeg ci jumaa ji ñun ñi tey ji bu ñu demee tey ji ba banque yi tey tëjuñ yàlla ak Ahmed Aïdara la lu mu am jox nañu ko wante Macky na xam ne 3e mandat dañ koy tere suul gaa du ko teree xeeñ politique kese du métier. li ñuy ñaan nag mooy président Macky Sall ak ñi mu àndal nañ koo bàyyi mu ñibbi këram na ñibbi këram loolu mooy yoon moom la waa Sénégal yëpp bëgg waaw Ahmed Aïdara nag dafa taxawu waa Géejawaay moo tax waa Géejawaay taxawu ko nii waaw man miinuma ko miinuma waaye chaque fois lu ci bari dimanche bu ma rombee terrain école 16 bi maa ngi ko fekk foofu ci xale yi muy football wàcce boppam ah moom vraiment jëlul affaire yi yéegal ko quoi da koo wàcce ci suuf kon donc looloo tax sénégalais yi bëgg ko looloo tax waa Géejawaay bëgg ko nañ ko bàyyi mu ñibbi këram deful dara nañ ko bàyyi mu ñibbi waaw loolu mooy yoon loolu lañ bëgg te tey jii bëgg nañ bu jógee fii mu ñibbi këram waaw loolu lañ bëgg kon nag nañ ñëpp taxaw waa Géejawaay yëpp nañ taxaw ñu bàyyi Ahmed Aïdara mu ñibbi këram. doole jawul jaay Macky Sall na delloo xelam ci yàlla xam ne réew mi soxlawuñu fi fitna aw fitna day taalum réew tout le temps il est découragé il est fatigué kenn mënatul dund si extase ndax 2 mois xam si kenn ñemeetul wax te liberté li koy maye mooy wax kon nañu bàyyi nit ñi ñu wax waaye nañu bàyyi nit ñi ñu dund liberté Ahmed Aïdara comme maanaam dafa jariñ askanam ku xam tës xam ni wax dëgg yàlla daan na fa def liggéey bu am solo lii nga xam si mooy yéen a kaay tamit ma ngi cee wax vérité nit ñi dañu bëgg kuy dund la vérité tout le temps tu es souffrir tout le temps il est xalaat bu metti ndax lan ndax réew moo xam ci metti na metti koo xam si aw coono la ñuy dund ak aw jaay doole ak defe ni yow bu asamaan si dee daan rek nga téeka te fii yàlla fi nekk. église bi ñu ngi ñaan ñëpp a ngi ñaan kon nag dañuy wax ak suñu président Macky Sall ñu koy ñaan ne ko affaire bi waru mën a rax politique
waru mën a laal politique lii politique amu ci yaa ngi dégg parce que biñ ko jàppee ak léegi ba tey mi ngi bëgg a yàgg te barki Seydina Muhammad jàmm lu koy indi moo gën leneen jàmm lu koy indi moo gën leneen yaa ngi dégg boobu ba tey nag jeunes yaa ngi ci bëgg a def lu nekk ñu leen di arrêté léegi kon dama bëgg nag li ñu bëgg moo ñu libéré Ameth ci nu mu gën a gaawee. am na ni yàlla daal bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax